ci 70 592 93 94 wala 78 116 15 48 donc Cheikh mi ngi noonu borom produit bu ngeen ko fekk itamit HLM 1 en face école Lyon donc mi ngi noonu bu ñu jugee ci Cheikh dañuy enchaîner directement ak Kira Myriam. ayca ci wàllum séduction ginnaaw bu ñu remercier suñu ay partenaires bu baax a baax. ci la bonne adresse rek ñu ànd ak Kira c'est tout de suite. ayca. ayca Kira à l'entame de l'émission nag yaa ngi wax ne tey di nga waxtaanee lu am solo loo xamante ne vraiment jéeg ji ak jànk yi bu baax a baax dinañ ci gis seen bopp. waaw comme ni mu la ko waxee Myriam tey dañuy waxtaan ci préparatifs yu fête yi parce que de plus en plus il y a de nouvelles mariées des jeunes mariés ñu war leen rappeler yenn aada yi tamit jox leen ay facilités ci bés ba pour ñu mun ko réussir parce que dañuy dem passer ko en famille mais avant tout damay d'abord faire passer benn vidéo pour remonter le moral aux femmes parce que ren moom femmes yi dañu war a muñal seen jëkkër yi xam ne les temps sont durs les moyens ne sont pas là donc il faut ñu dugal diine bi pour loolu ma bàyyi leen ak vidéo bi nga xamante ne sëriñ Oustaz Modou moo ko def moom laay jëkk commencer et après je viens sur les astuces. est-ce que pare na. ayca vidéo bu noppee ñu seetaan ko léegi te ñëwaat. vidéo bi noppee ñu seetaan ko. Serigne Babacar Sy nee na góor du soppeeku góor du fàtte démb yéen jigéen ñi nekk ci buumu sëy bàyyi leen xel tabaski daaw neexoon na ci yéen teel ngeen a jot seen i ñaw seen i fere dara manqué wul ren nag réew mi dafa soppeeku am lu fi jaar lu tudd coronavirus liggéey yu bari mu arrêté ko am moodu yu bari la ñu daan am amatuñu ko ndax lan toogaay bu yàgg bàyyil xel ni ba muy neex daan nañ la jox sa dara daawul manqué nit nag pour ñu xam ni gor nga bu jafe-jafe amee lañu koy xam dalal leen seen xel yi te gëm yàlla te bañ a génnee seen jikko nit du lu mu bëgg rek buñ ko defalul mu wane jikkoom am na koo xam ne li ko war lépp war naa jënd xar war naa xottil ay doomam dimbali ndeyam ak baayam bu ko booleeg yeneeni fere te amu ko lépp mën na ko cee fekk te tabaski du farata sunna la nanu yemale suñuy bëgg-bëgg jigéen ñi am compréhension koo xam ni ba muy man sa dara daawul manqué daan na la teel a jox sa xaalisu xotti sa xar daan na teel a ñëw daawoo manqué dara bu nu demee ba jamono soppeeku ndax li fi jaar na ku ne am compréhension nit du fàtte démb tey bu naqaree da ngay xool ca jamono ba muy neex ndax kat yàlla wax ni wa tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna naasi yàlla nee na damay wëlbati jour yi daaw neexoon na ci yow 2019 ren naqari na 2020 2021 mën naa neex yàllaay wëlbatee noonu àddunaam na ku ne am compréhension lu ñu la jox yow jigéen na nga ko doyloo. sama premier conseil bi mu leen di jox ci préparatif fii ñu delloo d'abord suñu xel ci yàlla xam ne ak lu ñu mënti am rek suñu xew mën nuñ ko neexal donc nuñ koy neexalee rek mooy def avec les moyens de bord nu ñu miser vraiment suñu yére yu oyof yi bu ñuy lakkee suñu yàpp ngoon si ñu solaat suñu benn soie bu léger wala benn tenue boo tàmm sol mais li am solo rek defaral bu baax sa musóor ak sa maquillage danay beesaat lool donc loolu soo leen ko doxalee rek boole ko ak waxtaan bu neex vraiment dañ di créer ambiance ci kaw ambiance bi nag dafa laaj tamit nen organiser wu bu baax davantage ci naka mooy avant bés bi dafa am ay bagages yoo leen war a préparer mooy lan vérifier paaka yi vérifier leen paaka yi nga xamante ne at ba at nañ koy utiliser pour rey xar ak seen paaka yi nga xamante ne moom lañ di liggéeyee ci bés ba nen daas ko baa nañ wutiwaat seen collection paaka bu baax lool nen teg ko de côté bu leen xaar bu dernière minute di ko gis parce que daf leen di tardel ci seen liggéey day tax doo leen mun teel a pare lan nañ war a tamit préparer à l'avance bañ xaar bés ba mu ñu nekk tamit ci seen préparatif marinade yi ak seen oignon yoo leen di dagglu wax nañ ko defar même sauce bi su leen neexee nañ togg ko 2 jours à l'avance mën na nekk soo amee seen sauce soble bi sauce ba waaw sauce soble bi vraiment parce que liggéey yi dafa bëri am na ay kër yi xamante ne plusieurs moutons la ñuy rey donc soo bëggee xaar ci bés ba pour togg sa sauce togg defar sa nokkos toog xaar mais du yàqu daal 2 jours boo ko toggee 2 jours. non parce que yaa ngi koy congelé. ok d'accord tu le mets dans le congélateur c'est raisonnable. bëgguñu par exemple ñoom xam am na ñoo xam ne dañuy naan ñoom bëgguñu sax kii bu ñu tàngal. est-ce que jëkkër yi ñoom alors pour jëkkër ñooñu tu es obligé defaral leen le même jour mais am na ay jëkkër ñoom lu ñuy gën a xool rek mooy na togg bi jaar yoon set neex donc ñooñu moom duñ leen di jox ay feem rek xam ne jël avance ñoom mën nañu xolli à l'avance xaase ko def ci congélateur ba bés bu ñuy togg seen sauce ñu togg seen sauce voilà
la veille mais comme léegi damay tas journée yi comme ça ñi xam au maximum ba kañ la ñu mun a def yenn tâches par exemple des jus su fekkee ne dana bëgg a defar sa jus locaux sa buy sa bisaab sa dinjeer tu n'as pas besoin d'attendre la veille soo xaaree la veille day diis day metti après bu tabaski bi tamit mu metti dafay diis torop donc les jus vous pouvez les faire 3 jours à l'avance leen def ko ci congélateur bi et après quand vous allez les sortir du congélateur da leen di bàyyiwaat place pour denc xar bi donc vous le faites 3 jours à l'avance seen sauce nañ def ko 2 jours seen nokkos nañ def ko la veille noonu laa leen ko mayee nañ organiser ko seen paake yi nag moom teel leen ko daas teg ko de côté très important su loolu weesoo bu leen fàtte jënd mbuus yi waaw mbuus bu ñuy denc yàpp bi mbuus bu mag ak mbuusi ndaw sa variété taille mbuus dañ ko war a teel a jënd denc bu xaar ba moment bu ñuy rey xar bi ñuy wax dañu soxla ay mbuus ne yónni ay boutique ba di laajte ani mbuus kan moo may may teel a pare daal teel a tuus bu jongee day teel a defaru am bagaasam yëpp tegu waaw moom mooy dimbali ñeneen ñi sa lépp dafa war a mat amal say mbuus sa paan yi baax teg leen dajale say paan sa dara bu mu mat manqué say cin sax su la neexee na jële ko kër ga yóbbu sa kër goro su ko defee daal dara du manqué dañ mun teg seen cin yëpp à l'avance leneen li am solo tamit mooy noo leen di toppatooy seen borom kër yéreem bi dama bëgg la veille nen am loo leen koy jëkk suura yére bi dafa laaj nen wekku ko ci cintre nen suur ko suur bi dafa am particularité tabaski bés la bu xamante ne senteur bu ñuy gën a valoriser mooy cuuraay booy teg ci doomu taal ci këriñ boobu laay gën a privilégié ci bésu tabaski dafa daanaane daf lay rappeler yu bëri daf lay rappeler ba sa papa ni ñu ko doon toppatoowee donc yow tey à l'honneur Momo à l'honneur incha allah donc noonu la dañu leen di suural seen yére la veille su ko defee le jour même sa parfum oud bi moo ci mujjee tegu na am lu am solo mu teel a pare parce que yaa war a jëkk jug toppatoo sa yére borom kër defar yëpp ndax mu mun dem juma su ñibbisee nag dafa war a dog bi nag mooy res bi moom suñ ko xësee ba rey si yeboon nag gaawantu sotti ko bu baax na mariner ko griller ko moom ne jëkk a jox sa borom kër na def ko ci plateau bu rafet boole ci ay ingrédients yi sew yi tuuti rek parce que foie bi daf ko ressentir bu baax donc bu leen yokk ay frites yu bëri ba yaramam biir bi day diis foie bi mooy privilège bi na gën a bëri ak juste quelques détails oignon bi olive bi nañ yokkal ko tegal ko ci plateau bu rafet gaawantu nag ñëw sukk ci wetam ne ko papa baal ma àq nag tegal ko foie bi boobu moom soo leen ko defee moom ay points yi bëri nañ di am incha allah waaw boobu moom parce que gis nga soo moytulee sax sa wujju peccoogo yi duñ la mere parce que danay defar bu mu baax ba ñëpp lay remarqué bés boobu bésu défilé loolu rek la jabar yëpp dañu war di défilé di dem di toppatoo seen jëkkër yi ñi leen di seetaan seen belle-mère di leen di xool seen xol di sedd di xam ne yow mat na pour nekk sa soxna jëkkër soxna doomam waaw loolu dafa am solo xam naa ne ren moom ku tabaski ma tabaski ku tabaskiwul ma tabaski incha allah détail yooyu daal moom bu leen ko raté bu leen raté dernier point bi aussi mooy seen buffet parce que ci kër gi def leen benn coin boo leen teg seen nappe bu rafet am say quelques ingrédients ku dugg ci kër gi xam ne fii dañuy vraiment fêter la fête bu leen yem rek ci teg seen plate ci suuf ñi lekk après nañ débarrassé kër gi kenn du gis ay détails comme fu ñuy teg jus yi fu ñuy teg ay amuse-gueule yi am leen place bu baax boo leen koy ranger incha allah day tax rek seen ambiance gën a neex di prolonger wu ba le soir donc loolu laa leen doon may ci préparatif yi ci tabaski bi nañ def ko incha allah danañ ci am ndam di remercier salon Mina bi fi jaar ci make-up bi Mina moo nekk Mermoz je donne le numéro de téléphone parce que ñoom nekkuñu fii actuellement rapidement bande annonce bi jotul jàll donc salon Mina c'est le 78 117 46 20